ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi sur chaîne bii di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi te nag dañuy wax ci application bii di WhatsApp parce que bari nañu ñu interpellé ces derniers jours doon ñu laaj mise à jour jëm ci wàllu données personnelles ñeel boobi application muy WhatsApp nu mu demee ndax des milliards de personnes xëy nañ bés dugg ci application bi ñu affiché leen message bii ñu mën ci tënk ne WhatsApp dafa yeesalaat doxalinam jëm ci anam gi muy jëfandikoo information personnelle utilisateurs yi installé WhatsApp seeni téléphone wala sax seeni ordinateur maanaam li ñu ci mën a jàpp mooy ñenn ñi utiliser application WhatsApp jàpp leen bu baax li tax ñu ne ñenn dafa di lu am solo parce que mise à jour bi concerné wul dëkk yépp am na réew yu jël seeni matukaay tëgg ay loi ak ay règlement ba application yu ci mel ni WhatsApp Facebook ak yu ni mel duñu xëy bés rek imposer seeni askan lu leen neex loolu daan ci ñëw. donc mise à jour bi benn partie utilisateurs yi rek la concerné te li sabab bi mooy la ko tàmbali le 8 février 2021 bii di ñëw WhatsApp day mën di partager information utilisateurs yi koy jëfandikoo ak Facebook bi nga xamante ni mooy maison mère bi parce que WhatsApp Facebook moo ko moom. léegi lan moo sabab loolu noonu maanaam lan la ñu jublu ci partager information wu ñiy jëfandikoo WhatsApp loolu lañ fas yéene leeral tey lu tax mise à jour bi concerné wul yeneen réew loolu également lu mat a def benn taxaw seetlu la. ndax daf ñuy interpeller ñun africains yi ci lan moo war a nekk suñu taxawaay ci wàllum technologie nu muy développé wee ci àdduna bi ndax on a l'impression que ni train bi daf ñu fi bàyyi lu yàgg a yàgg te loolu du sàggante utilisateurs yi parce que yàgg nañ wax ni ñun technologie dafa ñëw rek présenté wu suñu kanam kenn initié wuñ ci préparé wuñu loolu moo waral xëy na dérive yi ñuy faral di gis chaque fois faute bi ay organisation yu ci mel ni CEDEAO la ak Union africaine ndax président yu bari fa nekk xamuñu enjeu yi nekk ci wàllum technologie. donc duñu sax inquiété wu ci tëgg ay loi commune wala ay mesures yi tax ñu mën a protéger utilisateurs africains yi ci yenn application yu ci mel ni WhatsApp TikTok Snapchat Facebook ak yeneen ak yeneen. léegi lan moo tax WhatsApp bëgg a exploiter données personnelles utilisateurs yi li ñu war a comprendre foofu mooy depuis ba Mark Zuckerberg di patron wu Facebook jëndee application bii di WhatsApp daanaka liñ ci dépensé ci xaalis moo ëpp fuuf liñ ci gagné. au contraire dañuy sax perte xaalis ak application bii di WhatsApp ndax benn ñu koy utiliser duñu fay abonnement ñaareel bi mooy duñu afficher ay publicité pour utilisateurs simples yi donc Facebook mooy perte xaalis ci application bii di WhatsApp ndax gannaaw bañ ko jëndee ci lu toll ci 13 milliards de dollars dañuy aussi investir xaalis bu bari ci développement wu application bi entretien serveur yi ak sécurité bi kon li ñuy dépenser ci application bii di WhatsApp moo ëpp fuuf liñ ci gagné. même bu fekkee ni Mark Zuckerberg am na li mu bëggoon ci wàllum concurrence mooy daaneel application yu ci mel ni Viber bi nga xam ni moo fi tegoon tànk patron mu Facebook ñëw inversé tendance bi ci diir bu gàtt jóge ci 450 millions d'utilisateurs en 2014 ba actuellement ñi ngi ci plus de 2 milliards de personnes yoo xamante nii ñi ngi jëfandikoo application bi di WhatsApp ndax dafa ñëw proposer li Viber doon proposer doolu ci leneen loo xamante nii amul woon ci application boobu noonu di Viber mooy statut yi nga xamante nii ñoo ngi koy inspiré ci Snapchat parce que Mark Zuckerberg dafa bëggoon également jënd Snapchat waa Snapchat daal di bañ mu ne leen ok d'accord mu daal di créer ay statut ci WhatsApp comme ni ko Snapchat di defee donc lii moo tax WhatsApp daal di am succès mais problème bi mooy wax nañ ko sànq WhatsApp malgré investissement yi ci def lépp rentable gul pour Facebook liñ ci def ci xaalis moo ëpp téeméeri junni yoon liñ ci gagné mais loolu stratégie la woon pour attirer doomi aadama yi maanaam nañu proposer utilisateurs yi lu gratuit te efficace ba ñu ñëw ak doole tax actuellement WhatsApp mi ngi ci 2 milliards de personnes yu koy jëfandikoo léegi masse boobu nag li mu doomi aadama yooyu noonu la Mark Zuckerberg bëgg a rentabiliser ci wàllum koom ci naka loolu la ñuy leeral. li patron wu Facebook njëkkoon xalaat pour que WhatsApp mën a gagner xaalis mooy dugal ay publicité ci statut yi. comme ni mu ko defee Facebook ak Instagram bi nga xamante nii mi ngi ko jënd en 2012 ñi utiliser Instagram ak Facebook xam nañ bu baax li ñuy wax par exemple boo xoolee statut kenn ba mu jeex balaa ngay demaat ci statut keneen dañ lay dugalal benn publicité loolu la Mark Zuckerberg bëggoon def ak WhatsApp ngir boo xoolee statut Samba ba mu jeex balaa ngay dem ci statut Maymuna ñu dugalal la benn publicité loolu 2020 bi ñu génn lañ ko bëggoon def ngir application bi di WhatsApp mën a gagner xaalis gannaaw investissement yi ci def yépp mais finalement dañoo mujj abandonné projet boobu noonu ndax ñu bari ci biir groupe Facebook ànduñ ci woon mais il fallait que ñu trouver waat beneen solution pour mën a monétiser WhatsApp ndax mënuñ continuer di investir xaalis bu bari ci application bi te du apporter benn bénéfice loolu moo waral règlement WhatsApp bu bees bii te mu jur coow léegi naka la nar a demee ci li ñu ñëw.
li règlement WhatsApp bu bees bi wax mooy à partir du lundi 8 février 2021 bi ñu dëkkmal application bi dafay partager yenn information personnelle utilisateurs yi ak yeneen application yu ci mel ni Facebook Instagram ak Messenger ngir entreprise yi nga xamante ni dañuy def publicité ciblée ci yooyee application mën di entrer en contact ci nu mu gën a yombee ak ñi nga xamante ni njortu nañ ni mën nañu nekk seeni potentiel client léegi yéen ci seeni information yéen utilisateurs yi la WhatsApp di partager ak yeneen application yu ci mel ni Facebook Instagram wala Messenger lii la sa numéro de téléphone say information profil say contact sa adresse IP réseau mobile bi nga xamante ni yaa ngi koy jëfandikoo lenn daal la WhatsApp garantir ni duñ ko partager ak yeneen application Facebook yi gannaaw ba ñu demee lire seeni règlement bu bees bi mooy say discussion WhatsApp loolu moom nee nañ diggante yow ak ñi ngay discuter kese la yem kenn amu ci accès yeneen information yi ci des nag daañu ko partager ak yeneen application groupe Facebook boo ko nanguwul à partir du lundi 8 février 2021 dootoo mën a utiliser ti application bi di WhatsApp. ci njëlbeenu vidéo bi wax nañ leen ni mise à jour bu bees bi nga xamante ni WhatsApp dugal na ko concerné wul dëkk yëpp parce que am na ci réew yoo xamante ni dañoo protéger seen utilisateur ba du ko jug rek mun na exploiter seen données personnelles comme ni mu la soobee. bu ñu jëlee par exemple Union européenne ñoom ba ñu demee ba gis ni américains yeeg asiatiques yi ñoo ngi dominer wàllum technologie ci àdduna bi yëpp dañoo teg benn règlement bu réew yëpp bokk bu ñu naan RGDP muy règlement général pour la protection des données personnelles. ci biir règlement boobu noonu dafa am benn poñ bu ñu naan manifestation de volonté libre maanaam bàyyi ak doomi aadama bi sagoom loolu li muy tekki mooy kenn warul forcer seeni utilisateur ñoom waa Union européenne ñu nangu benn règlement ngir mën a jëfandikoo seeni données personnelles comme tey ni ko WhatsApp defee ne boo ko nanguwul dootoo utiliser suñu application ñoom waa Union européenne ci seen règlement bi naan RGDP dañ ne kenn du leen forcer règlement yu nu mel moo tax mise à jour bi WhatsApp mujjee def concerné wul réew yi bokk Union européenne parce que jël nañ seen matukaay bu yàgg a yàgg ba kenn du jëfandikoo information wu seeni utilisateur nu mu la neexee. moo tax yu nu mel donte pour ñenn ñi garaawul mais daf ñu war di interpeller ñun africains yi ñu xool naka la ñu tëggee ñun itam suñuy pexe ngir bañ a des ginnaaw ci wàllum technologie te bañ a nekk rek ay simple consommateur parce que neexul wax mais fi jamono tollu tey ak xarala yu bees yi ñun africains yi dañuy consommer rek te moonte am nañ ay génie informatique yoo xamante nii war nañu permettre ñun africains yi ñu bâtir benn industrie numérique bu forte pour développer suñu propre application ak ay sites yu am doole mais malheureusement ñun suñu réew yi lépp dañ koy politiquer duñu mettre l'homme ou la femme qu'il faut à la place qu'il faut boo jëlee rek Sénégal ministère bi war a doxal wàllum numérique ak télécommunication Yankhoba Diattara lañ ko mujjee jox ndax lan dafa ànd ak Idrissa Seck daal di transhumé ñu neexalee ko ministère boobu noonu alors que waa ji xamul dara ci wàllum technologie mbiru droit ak fiscalité la jàng te pourtant Sénégal ñàkkul ñu mën a doxal ministère boobu noonu ku ci mel ni Basile Niane Moussokro Diop bëgguñ lim parce que boo limee da ngay juum mais bari na ci ay doomi réew mi yoo xamante nii defuñ politique mais dañ leen war a dénk yenn ndombal tànk yi pour que ñu développer suñu réew ci domaine bi ñuy yëngu te maîtriser ko lool. di conseiller président ci yan loi la ñu war a tëgg ngir protéger utilisateurs sénégalais yi di xool yan start-up ñooy avenir u réew mi te ñu war leen appuyer sur le plan financier yan étudiants ESP ñoo gën a créatif ñu lever leen ay fonds ngir ñu participer ci développement économie numérique biir Sénégal. mais duñ ko def dañu jël yenn poste yi jox ko politiciens yoo xamante nii bu ñuy sax def ay réunion technique mbir yi ay chinois lay nekk seen bopp parce que xamul dara ci liñ leen dénk ñu continuer di nekk ay éternel consommateur ñu ñuy wooye les géants numériques di ñu imposer lu leen neex parce que suñuy loi dëgërul ngir protéger utilisateurs yi tey waxuñu mennam Sénégal beru tëgg ay loi am mais Union africaine nañu booloo tëgg ay loi commune ngir mën a faire face ci li nga xamante nii moo ne suñu kanam tey boo jëlee Union européenne lan moo tax WhatsApp imposé wu leen seen règlement bu bees bi parce que dañoo booloo nekk ay dëkk yu bëree bëri nekk des millions et des millions de consommateurs yoo xamante ni WhatsApp leer na ko ni bu leen imposé loolu noonu gars yi daal di koy boycotté dina am lu bëree bëri lu mu wàññi seen doole. donc taxawaay yooyu noonu ñun la ñu bëgg suñu continent tëgg ay lois yoo xamante ni ñoo koy bokk jëm ci protection données personnelles tëgg ay règlement yoo xamante nii kenn duñu imposé ti dara wala balaa ngay jël yenn ndogal yi di nga ko discuter ak ñun loolu la ñu soxla. ñun loolu la ñuy xaar ci suñu organisation yu mag yi. peut-être ñenn ñi dinañ poser wu la question bu dul WhatsApp ban application la ñu mën a utiliser parce que ñu bari defoon nañu cër proche ci vidéo bi ñu defoon ci Muslim Pro. en tout cas depuis ba ñoom WhatsApp indee seen règlement bu bees bii application bi ñuy wooye Signal mi ngi battre record de téléchargement yi
parce que non seulement qualité discussion yi am na solo mais aussi niveau protection bi intéressant na. Telegram également di application bu ñu bari xam am na ay fonctionnalités yu lay permettre ngay mën di communiquer en toute sécurité. li ci des nag question de choix la ku ne yaay mesurer li nga xamante ni doy na la ak li gën a dal sa xel mais comme ni ñu ko waxee sànq Afrique war naa beneen taxawaay ngir xool moom itam nu muy positionné woo ngir bañ a des ginnaaw ci enjeu yi nga xamante ni moo ne suñu kanam ñeel wàllum technologie. tey boo jëlee Facebook képp ku fay défendre yenn valeurs yi di ko wax ci làkk ñoom ba ñu dégg rawatina ngay wax ci borom ñaari tur yi wala taalibe dajaal yi automatiquement dañ lay bloqué maanaam ñun africains yi amuñu droit sax défendre ñun suñuy valeur ci ñoom seeni plateforme. kon est-ce que jotul ñun ñu booloo créer suñuy propre réseau autonome moom suñu bopp di défendre li nga xamante ni mooy suñuy valeur lu mën a nekk la parce que chinois yi réussir nañ ko. kon loolu sujet la boo xamante ni mérite na benn réflexion bu gën a yaatu parce que compétence yaa ngi fi capacité yaa ngi fi marché bi aussi mi ngi fi li manqué mooy volonté. kon jàngatu tey bi loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jàngeen jëf.